métier yi nga xamante ni am na ci Sénégal ak am na ci Ndakaaru ak ci gox-goxaandu Sénégal yi jàpp leen ne am na yàqu-yàqu yu bëri yuñ ci rek daal di nemmeeku ca Matam pont ba nekk ca Dialoubé moo daal di rek dagg ñaar ca Kaolack am ay gox yu bëri nga xamante ni foofee itamit ndox ma dafa rek dugg ci mën lañu rek daal di ne ci jamono ji moo tax nag jiw ju nekk wàllum ndox meek assainissement daal di fay dem ngir nemmeeku leen ca Ndar moom maire bi la mu bëgg mooy rek ab plan de restructuration béréb yi nga xamante ni foofee ndox mi da koy rek daal di jël dinañ ko waxtaane ci biir xibaar yi ca Sangalkam ñu daal di rek lancer opération ngir daal di désinfecter béréb yi nga xamante ni ña feebaroon feebar bi di coronavirus ñoom ñoo fa rek daal di nekk ci weneen wàll Achoura wala tam xarit ñu koy màggal te ji ci samedi ji dinañu rek daal di ànd ci ab reportage bu ñu jagleel production wu cere benn tonne la ñuy def bés bu ne waaye loolee nag doyu la ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw di jënd xibaaru tàggat yaram it nañ ci ànd ak Malal Junior Diagne information ci wàllum coronavirus ñu ànd ceeg Pape Bala Gueye li yéen kay xëy tey ñu ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Diena Basidou Ba. Diena Basidou Ba. xibaaru suba si dañu koy dooree ak bét kon gànnaarub Sénégal ak tali wa ñuy duppee national numéro 2 route nationale numéro 2 nga xamante ni ci jamono ji dafa daal di xar ñaar ci wetu kon Dialoubé benn partie wu pont bi la ndoxu taw bi daal di yóbbu tax nag lu jëm ci dem ak dikk gi ci diggante Ourossogui ak Bakel daal di ami jafe-jafe ñoom waa Ageroute nag ci jamono ji ñoo daal di rek ut la ñu duppee kon ab déviation dugal kon oto yi ci yenn ci koñ yi pour ñu mën a defar li ni mel Ali Bandel Ñanga moo ne sax askan wi bokk ci département bu Kanel commencé woon nañu di noyyi bu baax a baax gannaaw bi ñu jeexalee goudronné yoon bi jóge Ourossogui jëm Bakel ak pont yu bëri yi nga xamante ni tabax nañ ko waaye pont bu màgget ba ca Dialoubé ndoxu taw yi dafa ñëw daaneel lépp mu daal di bloqué dem ak dikk bi diggante Ourossogui jëm Bakel la mu juli gàllankoor ba askan wi di ci yëkkati kàddu ñaawlu ko bu baax a baax. vraiment lii moom dafa metti si ñun depuis démb suñu parents yi mu ñu fexe ba dem seen liggéey ñu bëri dañu daa am ñu war a dem ay hôpital daa am ñu war a dem ay seen soxla mais depuis démb ba léegi kenn du dem Macky Sall dañu bëgg mu gestu fii yoon bi jeex na sax mais daa am ay problème tamit daa mel ni sax dara defuñu ñu yaakaar woon dañuy dindi pont bi mais gars yi dindiwuñ pont bi dañu ñëw rek suude pont bi. ci mbir mi la nag ab na blaaj bi nga xam ni dafa jar a sampu mu di lan moo waral yenn ci ouvrage yi nekk ca yoon ba kenn toju ko ba koy xalaat sax tabaxaat moo ne sax nag bokkoon na ci projet bi nga xam ni njiitu réew mi biñ koy door moo ko ñëwoon lancé fii ci Matam. am na juróom benn pont yoo xam ne changé wuñu leen daf ci bokk nag pont bi nga xam ne moom moo bàyyi booy changé da ngay changé loo xam ne mënul fonctionner donc lu tax changé wuñu ko c'est parce que da doon fonctionner normal mu ngi doon dox amul benn problème maintenant lu tax ñu bëgg a changé bi parce que bi ñu sentir ne pont bi moom dafa ñu nar a créer problème léegi nag bi ñu demee ba toll ci valider offre entreprise bi malheureusement ci li ñu taw bi surprendre. gannaaw ñaari fan yi nga xamante ni kenn demul kenn dikkul jamono yi moom automobiliste yi déviation bu métti bi te tuuti moom la ñu amee ngir ñu contourner pont bu daanu bi ci Dialoubé waaye ki toogal Ageroute ci diwaanu Matam xamle na ni entreprise ba samp dispositif bi nga xam ni dañoo war a intervenir saa yu pepp ndox taw laale suuf mu ne kon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci diwaanu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang dañuy desandi ci bët gànnaar wi ak taw yi nga xamante ni itamit am na ca Ndar taw yooyu daal di indi mbënn ci yenn ci ay gox moo tax nag maire gox boobule maire kon Saint-Louis ne nag foofu ñu daal di defaraat yenn ci ay gox yi nga xamante ni ndox mi da koy laal saa su ne bokk na ci nag ay gox yu ci mel ni Jaaminaar ginnaaw raay Pikine Médina Course wala sax cité ñax Mansour Faye nag ne faw président de la République Macky Sall daal di dugal loxoom ci tas ak tëggaat bi ñu bëgg a def ci yenn ci diwaan yi ndax Mouhamed Nabi Silla gannaaw ba mu ñëwee ci bërëb bi xool liggéey bi nga xamee ni opération pompage bi mi ngi koy def ci bërëb yi nga xamee ni mbënd mi def leen sonal maire bu dëkk bi lee Mansour Faye xam leen ni restructuration yenn gox ci Ndar dong moo mën a indi saafara ci jafe-jafe ju ni mel. en tant que maire lay wax di ñaan monsieur le président de la République di ko sàkku pour que ñu mën a def la restructuration des quartiers de Guinaw Rail des quartiers
de Jaminaar suñ ko defulee amuñu solution amul beneen solution bu mën a am tant que restructuré wuñ ko suñ ko restructuré ba pare après ñu xaway toppatoo affaire assainissement. moom sax mu yokk ci dana am ay jéego yoo xam ni daañ ko wéyal ngir woyofal jafe-jafe ju ni mel askan wi waaye jaaxle am lool ci nawet bi lee. parce que gox bi dafa jege dex gi niveau bi moo gën a baax que niveau dex gi donc dex gi day ball bu taw bu xiinee sax mu taa opération yi def nii mooy jël ay moto pompe am nañ ci plus de 33 moto pompe boole ci lu sapeur pompier am ñuy pomper mais bu ñu pomper tey bu tawatee ëllëg ñu pomper waat parce que noonu lay demee parce que day taw te tey année bii dégg naa ni taw bi dana bëri bu soobee suñu borom taw ndox lu baax la waaye ndox aussi dañ koy dafa am noo xam ne ci dëkkuwaay niñ ko mënee fexe ba telle sorte que du yàq dëkkuwaay. lépp fanweer ci ay moto pompe ñu mën ci yokk ay nit yu jël yeneen yokk ci ngir dimbale askan wi ñoo ngi ci gox ak goxaat yi ngir dimbale nit ñi ci mbënd bi lee. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila ca Kaolack itamit foofee kër yoo baree bari ñi ngi kon daal di am ndox yee ko nangu ay quartier nag yi nga xamante ñoom ñoo gën a daal di loru ci mbir mi mooy xaaxum kon cofak wala sax Parcelles Assainies bokk na kon ci gox yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a daal di loru kon ci mbir mi système pompage bi nga xamante ni kon ma nga fa sa donte sax ma nga fa waaye ba léegi jafe-jafe yi askan wi ñu ngi koy rek daal di dund tax nag jëwriñ ñu nekk wàllum ndox ak wàllum assainissement ma nga foon ngir rek daal di dalal xel yi waaye tamit wax askan wi ne danañu rek daal di yëkkati ay liggéey ngir jeexal mbir mi Serigne Mbaye Thiam ma nga foon ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. lu jiitu lii di am jëloon nañu ay matukaay bu njëkk bi ñu jël mooy programme bu mag buy assainissement nekk fukki milliards ak juróom suñ ci boolee taxi yi ñi ngi koy def fi mu nekk nii yéen ci seen bopp gis ngeen liggéey bi ñu koy def muy ci benn pàcc ci liggéey bi muy ñaari bassin boo xam ne bi benn bu mag a mag la bu 19 500 mètres cubes ak beneen bu gën a tuuti bu 765 mètres cubes boo xam ne bii ñu ngi koy tabax léegi nag tabax boobu li mu pareegul moom moo tax ndox mi bi mu fa ñëwee pompe bi ko war a yóbbu ko moo tax quartier yooyu daal di am ndox waaye ñi fa nekkoon àllarba nekk fa tey jii nee nañu biñ fa nekkee miiru kii bi daaw ñu ko gis te fi mu nekk nii feeñ na donc ndox mi wàññeeku na bu baax a baax a baax loolu mooy xaaxun bi ñu njëkk a dem kon boog liggéey bi mi ngi dem foofu. waaw monsieur le ministre yooyu yëpp ay solution pour que soit là pompage muy quartier yi ñu dem yëpp mais am na liggéey bu am solo boo xamante ne sumb nañ ko liggéey boobu fan la toll. waaw liggéey boobu suñ ko doon xaaj téeméeri xaaj juróom benn fukki xaaj yi liggéey nañ ko looloo tax sax ay jafe-jafe am téeméeri xaaj yi suñ ko liggéeyoon kon ndox du nekk xaaxun parce que ndox mi su ñëwee rek dafa am lu koy pomper yóbbu ko ci bande d'Aouzou mu dem ci géej bi muy ONAS muy entreprise bi li nga xam ne moom la ñuy wax mooy suñu tegee ñetti weer ci 2021 maanaam mars 2021 liggéey bi dana pare. mu mel ni 8h jot na ba teg juróom-ñeenti simili. RFM xibaaru bëccëg. xam ngeen ne nag tey jii la ñuy màggal Ashura wala sax tamxarit comme nañu koy rek daal di woowee ci suñu réew jàppale nag ne jaaykatu cere yi ci jamono ji bari nañu ay client loolu tax nag ñu dem kon ànd ak yéen ci benn usine bi nga xamante ni day def lu jëm ci wàllum cerek yi ni mel lu jëm nag ci wàllu wow ton la ñuy rek daal di defar bés bu ne waaye la ñuy defar sax daanaka doyul ci ñi nga xamante ni moom mooy soxna yi di ñëw di jënd si saa su ne reportage ci ab boutique buy jaay yenn ci ay produits locaux yi fii ci rue 10 ci Grand Dakar Omar Mbow. nit ñi feesoon dell di buuxante. ñëpp nag dañoo ñëw ngir rek jënd si cere. ci biir gérant yi débordé lool. téléphone yi doon sonné ñëpp commandé cere la ñuy wut. pourtant nag lu bëri la ñuy defar bés bu jot di xamle Maguette Diack nekk ki jiite gérant yi. une tonne la ñuy liggéey par jour fële. te une tonne yëpp cere lañ ko def génnew ñu leneen lu dul cere. peut-être xam ngeen une tonne. Sénégalais ñoo ngi lekk cere une tonne. waaw.
opération bi yëpp buy terminer je pense qu'on sera plus proche des 8 tonnes parce que des na suba. ñenn ñi moom boo moyul dañu ñibbi te duñu am cere. On approvisionne le matin avant 15 heures. On est obligé de renforcer les produits parce que les gens viennent mais on peut dire que c'est le grand rush quoi. Dieynaba Ndiaye di ab cliente bu yàgg lool génn di ree ndaxte am na cere ba pare. On n'a pas forcément le temps de faire ça à la maison donc il faut nga trouver benn compromis pour xool nan nga koy defee léegi jëndee ko fii nii c'est plus pratique moo jaaral sax ñu jógee fii dëkk ba ñëw ba fii. ci jamonoy mbas bi ñu nekk Maguette Diack mooy xamle ne jëfee digal yi nga xamante ne njiit yi wax nañ ko ci jamonoy mbas mi fàttewuñ ko. dañ koy respecté aussi bien que ñun ko clients yi donc les masques gel hydroalcoolique à disposition tamit yooyu yëpp dañ koy respecté naturellement te ñëpp si adhéré daal. ci tamxarit bi nag commande yi bari lool ko mu nekk fii ci réew mi ak ci bitim réew. 65% suñu chiffre d'affaires à l'export la. Ablaye ñun dañuy rek daal di mooñ daanaka mooñ nañ ba noppi bu ñu paree rek dem toggi soos bi mu nekkoon kon li nga xamante ni moom moo ñeel mbirum tamxarit di Achoura bi ñuy màggal kon tey jii Sangalkam nag danañ fa amal lancement au programme bi nga xamante ni dañoo bëgg kon daal di rek désinfecter lépp nag luy lieu public wala yenn kër yi nga xamante ni ñi amoon feebar bi di coronavirus nekkoon nañu fa loolu nag ci teewaayu jëru ñu dénk wàllum collectivité territoriale ak itamit ka jiite service national bu hygiène dañuy dem ba Tëngéej fekk fa Abdou Diouf Diagne. ndorteelu campagne boobu jëwriñ di ñu dénk wàlla collectivité territoriale moo ko joxe Oumar Gueye di meeru Sangalkam sàkku nag ci naataangoom yi nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel yi ak ndaw ñi ñu gën a sóob seen loxo ci xeexu jàngoro ji di coronavirus. xeex bi nag ba tey mi ngi fi ndax Covid 19 bi mi ngi fi bis bu ne am na ñu am positif am na sax ñu ci génn àdduna wante dañu war a continuer xeex boobu mooy lan mooy les mesures barrières mooy takk masque yi te di ko takk correctement wante na ci ñëpp jàpp rawatina nag ndaw ñi ñu ngi leen di ñaax ndaw commune Sangalkam muy Bambilor di Jaxaay di Tivaouane Peulh Niaga di Tëngéej département bi di région bi di Sénégal yëpp nañu def les mesures barrières dañu conscientiser wu. ak jumtuwaay yi nga xam ne naka jot nañu ko bu yàggul ci loxoy njiitu réew mi bërëb yi nga xam ne tànn nañu ko ngir daal di koy pompe dinañu ko mën a def ci lu gaaw a gaaw bu ñu sukkandikoo ci Maodo Malick Diop ki nga xam ne moo jiite service d'hygiène fii ci Sénégal. bu service d'hygiène nekk service d'hygiène ba léegi mosuñu am équipement yu mel ne ay appareils yoo xam ne dernier cri la oto yoo xamante ne si yoo xam ne tey jii bu ñu bëggee couvrir événement religieux yu mag yi màggal gi mën nañu transporter suñu troupe yi transporter suñu matériel en un temps record ba pare équipement yu ñu jox fii aussi nekk na équipement de dernier cri très performant tey jii bu bëggoon traiter Sangalkam yëpp mën nañ ko traiter ci ay waxtu yu néew a néew. ak opération bi nag askan wi seen xel dina gën a dal rawatina jamono ji nga xam ne nag cas communautaire yi dafay yokku bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo fa teewaloon chef de village yu commune yi di Bambilor Sangalkam Jaxaay ak Tivaouane Peulh RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne ñu dem nag ba foofee nga xamante moom mooy Mbacké ak ña dëkk ci Daaru Salaam ñi kon daal di sàkku ñu delloowaat leen seen ay suuf ña ngay jorkar bi baaraamu tuuma maire bu Mbacké di Abdou Mbacké Ndaw ne nag moomee moo daal di jël kon suuf soosu nga xamante ni dañ ko war a rek tabax def ko ay dëkkuwaay daal di koy jox ONAS office national de l'assainissement du Sénégal dem ba Mbacké fekk fa Marima Diop. lu ëpp ñetti téeméer ak juróom fukk ci seen ay kër moom la maire bu Mbacké foqati ci seen ay loxo jox ko ONAS entreprise boobee war a amal ab projet assainissement buy saytu ndox yu bon yu jóge ci kër yi nekkee ca Touba. collectif bi juddu di ñaawlu lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci Modou Roxaya Mbacké moo yor seen ay kàddu. Abdou Mbacké Ndaw daf ko jël ci ñun mu plus de 350 parcelles yoo xam ne Iba Gueye moo ko lotissé woon ba kenn ku nekk ci ñun jotoon ay kayitam ñu jékki-jékki gis waa ONAS ñëw di maasale borne yi nekkoon foofu biñ bindee lettre préfet ngir mu intervenir ci affaire yi woo na maire wax ko waaye jusqu'à présent fi ñu toog amuñu benn réaction bu jóge ci ñoom boobu ba léegi nag yàgg na depuis 2019 ba léegi ñi ngi ciy dox di ci wax sonn nañ. ñu mer nag ba futu ci maire bu Mbacké bile ñuy sàkku ci moom mu jox leen seeni kër wala ñu jox leen koppar ñu uti feneen. liñ bëgg mooy nañu jox nit ñi seen xaalis dédommagé leen wa ilaa ñu delloo leen seen ay terrain parce que mënoo jël ay terrain yoo xam ne seeni borom dañoo yor ay këyit nga jox ko waa ONAS ñu def fa bassin boo xamante ne ni ñi dëkk ci secteur boobu yëpp kenn du fi noyyi ba noppi nga jëlaat benn canal bu ko jaarale ci seen biir loolu du dëgg du yoon xam ne sonn nañ surtout waa Mbacké maire bi fi nekk moom wax dëgg yàlla na jeexal ak jàmm ba dem ak jàmm ak salaam sonal na askan wi lool. collectif boobee di yeewoo fii ci quartier Daaru Salaam di sàkku ci kilifa diine yi ñu jàppale leen ci xeex bi ñu sumb ba ñu jotaat seen ay terrain Marema Diop fii ci Mbacké
RFM. leneen ci jafe-jafe ci wàllum kon suuf foofe ca Louga ci boulevard kon Abdou Diouf collectif bi ñu rek daal di tëral ngir aar boulevard boobile ma ngay rek daal di rafetlu dogalub Descos nag mën nañu jàpp ne ñoom ñooy gendarme yi lijjanti wàllum kon suuf ak yi ni mel ku tegut ci yoon kon ñu daal la cay tegaat ndaxte dañ fa bëggoon kon daal di tabax kon ay salle de jeu ak salle de sport mu nekkoon nag jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi ñu ngi ko doon kon di ñaxtu daal di tënku kon ci collectif ba ñu duppee aar boulevard Abdou Diouf Abraham Paul Pouya. décision bii nga xam ne Descos jël na ko ngir taxawal liggéey yi nga xam ne moom la ñuy amal ci boulevard collectif art boulevard Abdou Diouf kontaan lool ci décision wu Descos bi lee ñoom collectif bi nag luñ jàpp mooy arrêté bii nga xam ne nag Descos jël na ko day wane na rek ne maire bi da doon bëgg a forcer ngir taxawal projet bi rek Amar Thiam nekk porte-parole lu collectif bi. ba jël suñu joon yàlla tey muy maire Moustapha Diop mënagul a leeral askan bi ci lëndëm yi nga xam ni mi ngi nekk ci biir yi nga xam ne ba léegi ñu ngi ciy samp ay laaj. collectif art boulevard Abdou Diouf dañoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi di xamal ne xeex bi dinañ ko wéyal ngir ñu mën a arrêter définitivement li nga xam ne mooy liggéey yooyu. li nga xam ni moom la collectif bi di sàkku mooy ñu dakkal maanaam liggéey boobu définitivement ba pare délocaliser projet boobu ci beneen bërëb boo nga xam ni bërëb bu privé lay doon. ñu bokk ci collectif bi nag dañoo profité ci l'occasion bi nag ngir woo maire bi ak ay partisans am yi ñu indiwaat seen xel. juróom-benn weer a ngi nii tegul tànk ci dëkkam maire bu nga xamante ni si dëkkam réalité yi mu am. maire bi moom xamu ko daf ko umpale léegi nag objectif bi nga xamante ni si moo dese collectif bi nag mi ngi leen di wax lépp lu mu leen jaral dana jaral collectif bi ëpp lool. ci fàttali rek chantier bu jëm ci boulevard Abdou Diouf ngir amal fa ab projet dem ci wàllub salle de jeu ak ay salle de musculation nag dañoo door liggéey yi te fekk amagul ab délibération wu conseil municipal bi ci noonu nag le collectif bi bindee ab lettre ngir xamal autorités yi nga xam ne ñoo fi ne procédure yi dara baaxu ci te ci dëkkub yoon lañu ne. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. di jaajëfal bu baax Abraham Paul Pouy Malika nag ñoom dañoo bëgg askan ba fa nekkoon ñu daal di tëj lépp loo fay rek auberge bar wala yeneen kër yi nga xamante ni ñooy def naka su du noonu dañ ko rek daal di jëfandikoo te loolee nag daal di kon yàq deru diwaan gi di Malika ñu mer nag ba futu askan wa fa ne na nag faw état bi daal di yëngu ca na mu gën a gaawee ngir. daal di dakkal ñaawteef ya fay rek daal di am la waral kon mer gi mooy faatub benn góor bi nga xamante ni dafa nekkoon ci auberge di def naka su dul noonu ak corom nongo ka ñi dëkkee ci Malika ni liy xew ci seenu gox nag doonut lu leen neex ñu bëgg nag lu fay baar mbaa auberge wala sax maison de passe ñu daal di koy tëj Modou Ndiaye moom nag mooy ilimaanu jàkkay Malika plage. vente boisson alcoolisée kenn mësu ko xam Malika. maison bi dend ak man rëkk ak man ñu ngi fi ubbi vente boisson alcoolisée. kii di chef de village bu Malika plage ni lu ëpp tuuru tax ba Assane Sow ni mbir mi xew nag ci seenu gox war nañ see jug bala. te ñu ngi lancé un appel ci autorités yi. ñu jàppale ñu sécurité boobu mën a amaat seen xel dalatu. ñu bokkee ci mouvement Malika d'abord bëgg nag ñu daal di tëj lépp luy baar auberge wala maison de passe ci gile commune Mamadou Fall Malkon mooy coordonnateur gile mouvement. li fi nekk doon ay maison de passe bi ñu defee suñuy enquête gis ne maison de passe yooyu këyit yi ñu yore këyit dafa karik mooy këyit yi baaxul. kon nag li ñuy wax mooy autorité bi moom na jël ay responsabilités am ñëw ci dëkk bi tëj bépp baar bu fi nekk bépp maison de passe bu fi nekk ndaxte mi ngi law yematul sax léegi ci Malika plage dafa law ba dugg ci biir dëkk bi doo demee cité Sonatel ña nga fa doo demee quartier Medina Peul ña nga fa doo demee si yeneen ruq yi ña nga fa ñoom duñ ko tëjul ñun nañ ko tëjal suñu bopp. ñoom ñi dëkk ci Malika ni booloon nañu daal day joxante loxo ngir seen gox bi dëkku diine bañ ko doon xoolee di wéy di des ba léegi Ndonga Ka Malika rajo Futur Média. xibaaru tàggat yaram gannaaw ba 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu daal di kon door xabaar yi ak wàllu basketball NBA ñoom am nañu xaatim diggante suwar yi ak borom équipe ya foofa ngir ñu tàmbalaat seen ay basket gannaaw ba suwar ya doon def ay gréew foofa gréew ya la ko sababoon mooy kooku nu daal di tiré ay fetal foofa di xale booba doon defanteeg takk jëre ba ñu fetal ko juróom-ñaari bari fetal moo taxoon ñu nekkoon te basket ba daal di lànkandaara ñu dootuñu basketati waxtaan bi nag am na lu mu jur Nicolas Ndiaye moom dafay topp bu baax basket américain yi jàngat na xët-xët googu lan la mën a jur ci yàqate ak itam ci doxalinu réew États-Unis ndax basket bi foofu itam tàggatam la goo xam ni gu am doole la fa Nicolas Ndiaye.
donc actuellement nag climat bi foofu ci États-Unis dafa lourd à cause des injustices raciales yi donc joueurs NBA yi tamit ci li leen yàlla may ci aura loolu lañ bëgg a yëkkati seen baat pour xeex ko loolu moo waral boycott boobu yàlla defe ne que nag waxtaan nañ seen dirigeants yi ba finalement nee nañ saison bi dinañ reprendre waaye dirigeants yi tamit engagé wu nañ pour soutenir lañ pour que injustice sociale bi am États-Unis jóge fa. waaw mën nañ ci dara parce que ñoom ay porteurs de voix lañ ay nit ñoo xamante ne yàlla may na leen benn daraja boo xamante ne su ñu waxee nit ñi mën nañ leen déglu ku mel ni LeBron James moom daanaka moom mooy image yu NBA su ñu nee NBA sa xel si LeBron James lay gën a dem donc kooku moom mu bëgg ko ñàkk koo bëgg donc voix am day compter donc ñoom tamit su ñu jëlee position yaakaar naa ne c'est une façon pour mettre pression nit ñi pour que injustice boobu jóge fa d'ailleurs sax da ngay gis ni que par rapport ak loolu président américain Donald Trump réagir na ba moom sax nee na léegi waa NBA c'est nekk na benn environnement boo xamante ne politique la à cause ci contestation yi ñuy def contre